asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku diaspora bi asalaamaaleykum mbokku MPES jëf ak njëriñ waaw ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen màggal di nuyu Malick Diba di nuyu Serigne Ndigal Jaxate di ziar Mame Saliou Dia di ziar Soxna Yacine Sila di ziar aussi Serigne Mbacke Thiam di ziar Soxna Adama Fall di ziar Serigne Khadim Sarr ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp di leen màggal leen jox seen wàccuwaay di ziar Ndiasse sama frère di leen bëggee yéen ñëpp di ziar Jojo Kulim Dioum di nuyu Ale Ndiaye Yacine Diall ñu ngi lay bëggee ma sœur Mbaye photo ñu ngi leen di màggal ñoo ngi nuyu ñëpp vraiment di leen màggal ci samedi tay ji fas yéene waxtaan ak yéen waxtaan wu gàtt rek boo xam ne dina permettre kenn ku ci nekk li ñuy wax mu am lu mu ci jële am loo xam ne aussi dina ko mën a partager askan wi waxtaan tuuti ci Sénégal waxtaan tuuti tamit ci njaareem balaa ñuy tàmbali nag dañuy masaw sunu mbokk jullit yëpp di leen masaw li nga xam ne moo xew àllarba bi passé mooy que ni Donald Trump signé na décret daal di reconnaître Jérusalem comme capitalu Israël loolu nag mën naa ne aw saaga la ci jullit ñëpp moom la ñu Donald Trump def te képp kuy jullit nekk ci réew mi war nga ko mettitlu war nga koo naqarlu ndaxte Jérusalem mooy troisième lieu saint de l'islam barab boo xam ne barab bu am importance ci jullit ñi Donald Trump reconnaître ko comme capitalu Israël loolu aw saaga la donc ñoo ngi xaar suñu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu l'islam bi ci àddina bi muy ligue arabe muy conseil de sécurité bi nga xam ne moom mooy réunir ak organisation conférence islamique ñoom ñu xam yan tontu lañ ci war a tontu wante na àddina bépp xam ne Donald Trump saaga na jullit ñi ci àddina bi yépp mooy bëgg a jël capitalu Palestine def ko capitalu Israël loolu nag kenn waru ko seetaan àddina bi yépp ñoom ñoo war a jóg ñu bay ci seen waar ñu wax ci suma waxtaan nag tey dañ koy tàmbalee ku ci nekk xam ne tey la journée internationale contre la corruption ku ci nekk xam ne tey ci àddina bi ci la ñuy màggal bis bi nga xam ne moom la ñuy xeex ger corruption nag dafa nekk mbir mu yéeme fii ci suñu réewu Sénégal ndax moo tardeel réew mi moo tax réew mi mënta dem kon tey bi bu ñuy màggal bis bi nga xam ne dafa contre corruption dañoo jóg pour wax ci tuuti feebar la nag corruption ci Sénégal feebar la ndax ñi nu jiite ñoo gën a nekk ay corrompu ñi nu jiite nguur yëpp nag nguuru moo xam gii gu Macky Sall moo xam gu Ablaye Wade moo xam gu Abdou Diouf tous c'est des corrompus ndaxte alali Sénégal ji moom lañ jël di ko kasar-kasaree corruption nag li ma si njëkk a wax man mooy transhumance corruption la corruption am na ci santé bi corruption am na ci police bi corruption am na ci gendarmerie bi corruption am na ci bépp bànqaas moo xam école bi moo xam ci mbedd mi moo xam ci kër sëriñ bi moo xam ci kër yépp la corruption am corruption nag feebar la bu bona bon boo xamante ni bi réew mu nekk mënta avancer moo tax tey ñu bëggoon attirer attention wu Sénégal attirer attention wu yéen ñii duñu seetaan ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp Djibril Faye général Ousseynou Serigne Diagne Nabi borom Baxdaat ñu ngi leen di ziar di wax ne corruption mooy ponk bi njëkk bi ñu war a njëkk a xeex ci réewu Sénégal te tey la journée internationale contre la corruption corruption bu fekkante ne bi dafa am ñaari pàcc nag dafa am corruption bu ndaw bi ak corruption bu mag bi corruption bu ndaw bi mooy policier bi ñuy corrompre 1000 francs
wala gendarme bi ñuy corrompre 1000 francs wala téeméer bi ngay fay wala 1000 francs bi ngay fay ci mbedd mi pour ñu defaral la extrait de naissance wala nga soxla benn affaire dem neexal waa ji 2000 francs loolu mooy corruption bu ndaw bi. mais man loolu soxaluma man li ma soxal mooy corruption bu mag bi nga xam ne njiitu réew yi premier ministre yi ministres yi administration bi directeurs généraux yi maires yi députés yi ñoom ñooy def corruption bu mag bi. corruption boobu moo jar a xeex da ngeen di gis sax bu ngeen demee ci police bi bu ñuy wër jaaykatu drogue yi duñ jàpp ki yor cornetu yamba bi ki ko yor soxalu leen ki leen soxal mooy ka nga xam ne mooy grossiste ba moo leen soxal. ñun ñi tamit ci wàllu corruption noonu la demee corruption bi ñuy corrompre waa ji 1000 francs wala téeméer wala 200 wala 300 yi ñuy joxe ci mbedd mi intéressé wuñu bien vrai que corruption la nag. corruption bi ñu intéressé mooy ministre bi nga xam ne day joxe marché public am ci 3% wala 7% lekk ci 100 millions de francs loolu mooy corruption bu mag. wala président bi wala premier ministre bi joxe marché public wala maire dëkk bi joxe marché public guddi gi gars yi ñëw jël valise jox la ko sa kër. corruption boobu ñun moo ñu intéressé mais du corruption wu 1000 francs wala 200 francs non soxlawuñu ko buñ ñu tardeel ci loolu buñ leen nax dañ leen di nax naan leen waaw police bi am na corruption magistrat yi am na corruption avocat yi nangam sangam non bu leen faale corruption bu ndaw bi. dama bëgg yéen waa Sénégal ngeen def seen xel ne corruption bu mag bi loolu mooy nërmeel économie réew mais du ay 1000 francs yi ñuy jox policier bi ci mbedd mi. li nërmeel économie réew mooy président bi wala premier ministre bi wala ministre bi wala directeur généraux bi nga xam ne moo joxe marché public boo xamante ne bi ay milliards la guddi gi ñu ñëw indil ko wala si 300 millions wala ñu indil ko 200 millions de francs loolu mooy corruption bi gën a garaaw te loolu moo jar a xeex te loolu moo am ci Sénégal. transhumance nag dégg naa njiitu réew mi nee na transhumance dara nekku ci man jàpp naa ne képp ku transhumé ab animal nga man loolu laa jàppee transhumant. man transhumants yi maa ngi leen jàppe des animaux yi nga xamante ne bi dañuy wër ñax mu verte fu ñu dem lekk ba amatul ñax rek ñu dem feneen uti ñax loolu mooy transhumance. transhumance nag nit ku goree di la transhumance mooy nit ku ñàkk ngor nit ku ñàkk jom kooku mooy ku transhumant. transhumant yooyu nag moo bari ci Sénégal transhumant yooyu moo toroxal Sénégal moo tax Sénégal mënta avancer ndax da ngay gis ñu àndoon ak Abdou Diouf ba Abdou Diouf jóge fi ñu bàyyi ko ndax yoratunu dara ñëw ci Ablaye Wade ànd ak moom ba Ablaye Wade jóge fi ndaxte yoratunu dara ñu ñëw ci Macky Sall tey. transhumant yooyu ñoo gën a bon ci Sénégal te dañ leen a war a identifier benn par benn identifier leen nitu intérêt yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguurug Sénégal gii mooy woykat yi ak mbër yi nga xamante ne bi ak yenn gaa yi nga xamante ne bi jëmunu fenn bëgguñu dara yorunu ñàddaram seen intérêt bopp la ñuy dox moo tax ñuy topp ci ginnaaw Macky Sall di ko sambay mbayaanal wala ñuy arwatam ngir mu may leen xaalis ñooñu c'est des corrompus. moo tax tey journée mondiale corruption tey ñëpp ñoo ci war a wax ñëpp ñoo ko war a xeex ñëpp la war a naqari ñëpp ñoo ko war a bañ. loolu bëggoon naa ko préciser pour tàmbali sunu waxtaan ndaxte corruption mi ngi yàq Sénégal corruption mi ngi jaxase Sénégal corruption moo tax Sénégal mënta avancer. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag di leen ziar képp koo xam ne nuyuwuma la tamit jàppal ne waxtaan bi la te bëgguma téye leen fi temps bu bari moo waral may jàll mais yéen ñëpp maa ngi leen di gis muy Pape Gueye soxna Aïda Mbacké Makhtar Touré sunu gaal rek ñoo ngi leen di bëggee yéen ñëpp waaw. corrompu yi ci Sénégal dañoo bari nag dañoo bari corruption bi mi ngi ci sphère yi gën a mag ci Sénégal il faut que yéen waa Sénégal ngeen dem ba déterminer les corrompus ñu identifier leen teg leen ne leen dëkk bu ñu fa ñëw di fa wut ay vote ngeen dàq leen parce que bëgguñu Sénégal seen intérêt bopp moo leen tax a jóg. Sénégal nag ku ci nekk gis na ni mu nekkee woon gis na ku ci nekk gis na ni mu nekkee depuis Abdou Diouf depuis Senghor depuis Ablaye Wade depuis nangam ba fii nii wax ak yéen réew la moo xamante ne bii ñi ko yor seen bopp seen njaboot seen famille rek la ñuy doxe loolu nag lu jara waxtaane la. dégg naa nag fan yii procureur bi nga xamante ne bii moom mooy procureur de la République ci kaawu Khalifa Sall ak affaire Khalifa Sall bi nga xamante ne bii dafa demander li ñuy wax liberté provisoire mu déposer caution ñu rejeté ko
lan lañ ko rejeté nee nañu espèce la ñu laaj mais laaju ñu bien mobilier. loolu nag bëggoon naa fi leeral tuuti ci diggante boobu il faut que nit ñi xam ne procureur du moom mooy décider ndax Khalifa Sall bien yi mu joxe wala li mu justifié dañ koy nangu wala duñ ko nangu du ce ne sont pas aussi les avocats de l'État ñoom ñooy xool wala ñoom ñooy décider c'est un juge. ab juge moo war a décider mooy saytu xam ndax Khalifa Sall bien yi mu joxe bien mobilier la wala espèce juge bi mooy déterminer ndax espèce lay doon wala bien mobilier. su fekkente ne bi juge bi moo ko rejeté daan ne espèce la soxla juge bi am na ci droit loolu il faut tamit askan bi xam ko ñu leeral ko mu leer ndax ñaari mbir moo am soit bien mobilier lay joxe wala mu joxe espèce mais loolu mi ngi ci loxol juge bi. juge boobu nag moom laa bëgg a wax tuuti parce que dañu seetlu Sénégal ne saa bu procureur demandé dara rek juge ba nangu ko saa bu procureur demandé dara ci Sénégal rek juge bi dina ko accepter parce que juge yi lu ci bari dañuy valoriser que ni procureur bi ministre de la justice moo ko yilif ministre de la justice président bi moo ko yilif kon lu procureur bi indi ci seen kanam rek ça veut dire que ni am na avis favorable ministre de la justice am na avis favorable hiérarchie bi. ba tax na juge yi ci bari la plupart du temps dañuy accepter li nga xam ne moom la leen procureur bi demandé man su ma sañoon nag juge yu Sénégal yi ma di leen ñaan toujours ma di ko wax ne seen fa ñu nekk seen daraja moo leen fa teg du président moo leen fa teg kon juge yu Sénégal yi bu ngeen dee atte leen ci dëgg bu ngeen dee bàyyi leen ci dëgg bu ngeen dee jàpp leen ci dëgg ndaxte ëllëg yàlla dina leen atte yéen tamit. bu fekkente ne bi Khalifa Sall joxe na responsabilité civile ku ci nekk xam na ko su fekkente ne bi Khalifa Sall joxe na lu mat 3 milliards ci ay biens mobiliers wane ne mën naa garantir boppam di maire de Dakar siiw ci réew mi nekk député ñu lever immunité am mais kooku du daw. il faut yéen waa Sénégal ngeen xam ne Khalifa Sall li ko téye léegi politique la du dara loolu yéen ñii tamit maa ngi leen di ñaan ngeen xam ko. Khalifa Sall politique moo ko téye kaso mais doonatul dara ndax yoonu Sénégal li mu wax mooy soo mënee justifier ne mën ngaa fay li nga xam ne moom la yoon di toppee mooy responsabilité civile yi mën a déterminer que ni doo daw mën a démontrer que ni sa njaboot mi ngi fi dañ la war a bàyyi nga dem sa kër ñu continuer seen enquête. kon la ko fa téye moom Khalifa Sall na ngeen xam ne politique la du lenn. bu fekkee dañuy atte nañu atte man néew ma bu ñu ko atte néew ma bu ñu saytu caisse d'avance yi nu mu demee mais nañ ko bàyyi mu dem këram. Khalifa Sall du daw du dëmm du nooxóor nit la di maire de Dakar di député nañ ko bàyyi mu dem këram. bu demee këram doyen des juges wala juge d'instruction biir dossier bi saytu rek lay def bu saytoo moom juge d'instruction boobu ba pare moom sax du moom moo koy atte su saytoo ba pare atte bi procès bi keneen moo koy def loolu ñun tamit xam nañ ko. kon juge yi ñoo ngi leen di ñaan li laay war a soli nañuy delloo ci seen xel nañuy jéem a delloo ci seen xel ngir xam ne atte bii nii atte ak ñi leen di sant li ñuy atte nañ xam ne ñoom ñëpp yàlla dina leen boole atte leen. yéen waa Sénégal na ngeen xam ne Khalifa Sall defatul dara ci kaso bi defatu fa dara de ndigal la ko fa bàyyi ndigal li ko fa bàyyi nag ñun ñëpp xam nañ ko dañ koy jaare nag ci ay procédure mais xam nañ ko ndax xam nañ ne Khalifa Sall du daw. mais bàyyi bi ñu koy bàyyi sax mu nekk ci biti en liberté provisoire en attendant dossier bi nekk en instruction loolu arrangé wu leen. il faut que ngeen xam ne Sénégal ñi ko yor léegi dictature rampante mooy waaj a am ci réewu Sénégal. il faut que ngeen xam ne dictature rampante mooy waaj a am ci réewu Sénégal. Macky Sall li mu fi bëgg a def nit ñi mooy imposer nit ñi yëfi boppam parce que boobu ba léegi yéen a ngi gis. nee na maa waxoon waxeet kenn waxu ko dara mu ñëw def fi référendum en 20 jours nit ñi ne ko wii muy def lu ko neex di nommer ñu ko neex di tabb ñu ko neex ci réew mi te kenn du ko wax dara boo waxee ñu naan Macky Sall daa am sëriñ wala dafa liggéey nit ñi liggéeyut kenn man de liggéeyu ma man de buy jàpp na jàpp ñeneen mais man Macky Sall jàpp ma liggéeyu ma de maa ngi ak sama xel lu mel ni mii di laay wax li may wax it yéen xam ngeen ko. kon Macky Sall buy liggéey ñeneen lay liggéey buy sëriñtu ñeneen la mën a sëriñ mais man Sylla de mënuma jàpp man ndax mënuma tënk man tënkuma man yoruma
kon il faut ñu bàyyi loolu naan waaw Macky Sall de boobu ba léegi muy def lu ko neex population bi mel ni duñu wax mel ni ñëpp dañ leen a noot kenn nootu leen. population sénégalaise mooy population bu jub mooy population bu républicaine mooy population boo xam ne bëggut a taal am réewam. ñun duñu taal suñu réew mii nag ñoo ko moom. dinañ ko xaar nag ba jële ko fi jot ñu jële ko fi mais bu kenn taal réew mi ndax réew mi ñun ñëpp la fi suñu intérêt nekk. ñun ñëpp la suñu intérêt nekk ci réew mi intérêt yi Macky Sall ni mu fi nekk noonu la man sama intérêt noonu la nekk ci réew mi. kon réew mi duñ ko taal duñu xeex duñu génn ci mbedd mi duñu toj duñu def dara mën nañ ko comme yeneen réew yi ñàkk yeeg yëpp di génn ñiy dund ñiy dee amul problème. du ray nañ fi Bassirou Faye ci njaareem gii ba léegi enquête bi kenn gisul lu mujjee ci étudiants yi démb sax étudiants yi ñu ngi génn di toj Ndakaaru donc réew mi duñ ko taal. réew mi duñ ko xeex danañ xaar ba jële fi Macky Sall jot ñu jële ko fi ndax moo waxoon waxeet wax na ne juróomi at la fi defu ci dara. Ismaïla Madior Fall tëggal ko yoon wu mu war a jaar mu récompenser ko ministre de la justice. Ismaïla Madior Fall nag man jàpp naa ne ci constitutionnaliste yi ci Sénégal moo ci gën a yées. moo ci gën a yées Sénégal nag mënuñ ko bàyyi nii continuer kenn ku ci nekk menacer nit ñi def sa affaire dictature. woo nit ñi napp leen mel ni yow yaa toog ci seen bakkan il faut que loolu mu jeex. li nga xamante ne bii nag am na ci Sénégal mooy coow li bari na fan yi kenn ku si nekk dégg na sëñ Moustapha Sy génn na wax ne waaw maa daaneel Abdou Diouf maa daaneel Ablaye Wade maa daaneel Kële dégg nañ Gaston Mbengue sax di ko répliquer et tout ça. man ci wàllu décision yi nga xam ne moom la chef religieux yi di jël ak a wax ci wàllum politique li ma ci waxoon rek laa ciy waxaat képp ku fi wax ne maa fi def lii wala maa fi def laa loterie rek la. yàlla mën na ko def comme mën na ko bañ a def boo yoroon xam-xam bi gën a rëy ci àddina bi te yàlla na nga wut sa xam-xam boobu tamit du am man loolu laa ciy wax. ci wàllu sëriñ si ku ci nekk bëgg a décider bëgg a yëkkati sa mbagg ne maa def lii maay diw kenn ku ci nekk di wane ne maa yor mbooloo et tout ça. da ngeen xam ne jamono jii nu toll nag échéance politique yi dafa nekk ci sunu kanam kenn ku ci nekk da ngay daas fanaanal sëriñ bu ci nekk di nga génne ak sa façon waxee noo xamante ne bii xañ na di nga bëgg président bi dégg la wala nga wane sa doole mais ñun loolu taxuñoo jóg. sëriñ si jox nañ leen cër respecté nañ leen. nañ yem ci wàll wi nu war a yem ñun ñu continuer wàll wi nu war a nekk mais nag di décider di joxe ay décision naan dañoo def lii dañoo def laa famille mujjee mooy ay genre Gaston Mbengue yi nga xam ne du ñu nitul dara ñoo lay tontu. ndax yaakaar naa ne sëñ Moustapha waroon naa sax waxee neneen du xaar sax Gaston Mbengue di koy tontu parce que Gaston Mbengue na ngeen xam ne Gaston Mbengue mais géwélu Macky Sall la waaw. géwélu Macky Sall la frère Aminata Mbengue Ndiaye la ñu ngi ci parti ñu ngi ci mouvance présidence boole ci Gaston Mbengue da ngeen a fàtte ne doon nañ ko fi waaj a nangu immeuble am ci Dakar Macky Sall garanti ko yéen da ngeen koo fàtte kon Gaston Mbengue bàyyi faalu Macky Sall lay doon. il faut ngeen xam ko bu ngeen gisee Gaston Mbengue di dal ci kaw suñ Moustapha ak a wax ak a jéem ak yi nii da ngeen xam ne Gaston Mbengue bàyyi faalu Macky Sall la parce que dañoo doon nangoo immeuble am ca Dakar Macky Sall garanti ko loolu la. kon kooku bu nekkee bàyyi faalu Macky Sall ñun amuñ ci problème ci loolu waaw donc ay ñooñu jëru ñoo may sax buzz ba ñuy wax ci ñoom parce que nekkoon na ci làmb gi perte na yoratul ñaar dërëmu Mali il faut que léegi mu dem doon bàyyi faalu Macky Sall di ko yooxul di ko waxal. décision politique gu doomu aadama nag ak Sénégal ni muy doxee moom dépendre tul ci sëriñ mosu cee dépendre 2000 ba suñ jon yàlla tey na ngeen xam ne décision politique biy jóge ci Sénégal dépendre tul ci sëriñ si. yoruñu monopole bi sénégalais yi ñoo ko yor ku ci nekk gis nga dëkk yi élection yi passé yëpp sëriñ bu fi wax ba nga demee sab dëkk dañ laa dóor dañ laa gañe kon mën na ngeen xam ne ku fi waxati ak yooyu daanaka bu leen ko jox xorom si mu war a am li am solo mooy ñun population Sénégal bi nañu xam ne kilifa dañ koy wormaal dañ koy respecté dañ koy jox cër loolu la ñu yare wante nañ xam li nu bëgg mooy Macky Sall ñu jëlee ko fi 2019 c'est ça le slogan bu ñu leen jànnaxeloo bu ñu leen wërwërloo bu ñu leen jouer tour bu ñu leen nax slogan bi mooy Macky Sall na fi jóge loolu mooy li nga xam ne moom mooy principal objectif bi li ci des
sëriñ diw nee na nangam ak sëriñ bee nee na lee sëriñ bee nee na laa bu leen déglu de ndax sëriñ bu ci nekk am na lu ko motiver ba tax muy wax sëriñ bu ci nekk am na intérêt bu mu am ci mbir ma muy wax ba tax muy wax. ñun nag Sénégal gi nga xam ne moom lañ moo ñu ñor intérêt yi Sénégal gi nga xam ne moom la ñuy xeex dañ koy xeex xaaruñu ci sëriñ xaaruñu ci président xaaruñu ci Massamba xaaruñu ci Mademba. parce que mënatuñu continuer nag bàyyi suñu bopp rek ay nit di ñu guider di ñu nax ñenn ñi nag dañoo doon ay fanatique il faut nga xam ni ngeen xam ne dafa am ay fanatique dafa am ñoo xam ne bu seen ab sëriñ waxee dara wala mu expliquer dara dañuy gumba tëxlu alors que kilifa yi ñun sëñ Touba sax bi mu ñuy jàngal daf ñoo wax ne les intelligents ils parlent avec les intelligents sëñ Touba waxut ak gumba de waxut ak gumba cim xel sëñ Touba njàccaar lay waxal ku xam dara. ñun nag dañoo continuer léegi topp ay nit gumba tëxlu naan waa seen maam waaw mais seen maam lam defoon ak ñoom li ñuy def du benn de seen maam diine ji lañ fi nekkaloon di liggéey di jàngal nit ñi di tarbiyu nit ñi won nit ñi yàlla. loola nag ku ci nekk rek danañ ànd ak yow parce que bari na ci sëriñ si ñu bari ñoo xam ne vraiment ñu baax lan ñu yiw lanu ñoo xam ne ña nga ca la leen seen maam digal waaw ku fi nekk nag di def say prévision nag prévision moom na ngeen jàpp ne prévision rek la prévision na ngeen jàpp ne moog PMI ñooy am jouer PMI la boo jouer PMI nag léeg-léeg nga gañ léeg-léeg nga perte am na ñu fi doon jouer gañe nañu ñii perte nañu loolu rek la kon bu leen jàppati benn mbir yi ñuy wax ni kilifa diine yi kenn ku ne di jóg di wax di jox say prévision nit ñi naan sëñ diw nee na nangam sëñ diw nee na nangam sëñ diw nee na sëriñ bu ci nekk waxal la neex mais li nga wax prévision kese la loterie la mën na am comme mën na bañ a am. ñun nag suñu objectif ñun jeunesse su Sénégal jeunesse su diaspora bi jeunesse su MPES jëf ak njariñ mooy Macky Sall jóge fi 2019. loolu nag mooy kenn ku ci nekk ci ñun am na ci responsabilité par benn partage boo def ci vidéo bi rek jàppale nga Sénégal ngir Macky Sall jóge fi 2019 benn partage bu fu ko waay defee rek jàppal ne liggéeyal nga sa réew ngir Macky Sall jóge fi 2019 boo ma seetaanee nag te partagé woo benn partage mi ngi mel ni liggéeyaloo Sénégal parce que au moins benn partage boo def wan nga ko plus de 100 personnes wala 200 personnes ñooñu dinañ participer ci jóge gu fi Macky Sall war a jóge 2019 parce que c'est ça l'objectif final mooy Macky Sall dem 2019 te ñoo ngi leen koy ñaan yéen ñëpp di nu seetaan yéen ñi ñuy suivre di nu bàyyi xel na fi Macky Sall jóge 2019. déclaration de politique générale bi nga xam ne aussi premier ministre defoon na ko ku ci nekk xam ne déclaration de politique générale premier ministre il n'est pas responsable il n'est responsable devant rien. premier ministre ndaw rek la dañ koo fal ne ko demal assemblée nationale waxal ma lii c'est tout. il faut que nit ñi wàññi degré bi ñuy premier ministre amul dayo ki am dayo mooy président bi président Macky Sall moom lañ fal. ñun ci suñu bëgg-bëgg mooy ñu constitution Sénégal ñu soppi ko ba président bi di ñëw assemblée nationale. Macky Sall lu ko teree dem assemblée nationale leeral lan moo tere Macky Sall dem assemblée nationale leeral. parce que constitution bi tëggu ko ñun nag dañoo bëgg a changer constitution bi ngir Macky Sall di dem assemblée nationale di leeral askanu Sénégal liñ ko dénk fu mu ko jëme ak fu mu ko dugal. mais déclaration de politique générale amul benn njariñ bu premier ministre Boun Abdallah Dionne amul njariñ parce que en fait c'est la même chose même routine la copie collé la boo xamante dañuy wax bëgg nañoo def lii dinañ def lii di révéler nit ñi amul njariñ nit ñi waruñ ciy perte seen temps. li leen Ousmane Sonko di wax nag mu leen di naqari loolu laa bëggoon wax ne il faut que nit ñi gën a jàpp ci loolu Sénégal il faut ngeen xam ne am nañ ay 5-6 députés yu nekk assemblée nationale yu am jom yoo xam ne ña nga fa di góorgóorlu vraiment di xeex ñooñu nañ leen jàppale. li leen Ousmane Sonko wax du dara lu dul leeral leen ARMP Cour des comptes ñi bokk ci nguuru Macky Sall teñ épinglé leen jàpp leen ñu détourné alali réew mi génnee leen résultats yi loolu la leen Ousmane Sonko wax. li ci des ay détails la ay président buy nelaw ak premier ministre. waaw président boo xamante ne bii dafa nekk di nelaw ak premier ministre buy fecc mbaras loolu man amaluma solo li ma amal solo mooy li Sonko wax ci Azer ci kuddu
ñi nga xamante ne bi ARMP ak rapport yi 2014 yi 2015 dafa épinglé ay nit ñu bokk ci Macky Sall ne dañoo détourné alali réew mi ñu war a leen atte te kenn attewu leen kon loolu moo ma ëppal solo. li ma ëppal solo mooy li ñuy wax ci Khalifa Sall détenu politique bi ñu ko def loolu moo ma ëppal solo mais du ay affaire de yenn yi nelaw ak yooyu man amuluma importance. ñi ngi naqarlu tamit fonctionnaires yi lu ñu leen def na ngeen xam ne fonctionnaires yi seen salaire yi ñu dagg nii ba ñu génn ñu yom doon manifester et tout ça ak di def préavis de grève Sénégal amatul liquidité. il faut ngeen xam ne gaa ñi Sénégal amatul liquidité saaxee nañ xaalis bi saaxee nañ xaalis bi ngir inaugurer ngir def ay inauguration ngir wane ne Macky mi ngi liggéey ba réew mi amatul liquidité. bu ngeen gisee emprunt obligataire mooy wane ne réew mi amatul liquide. loolu moo waral enseignants yi ak fonctionnaires yi ñu dagg seen salaire yi ba pare naan dinañ ko ci delloowaat parce que amuñu xaalis. loolu nag lu ñaaw la mës am ci Sénégal réew mu dem ba liquidité amatu fi mës am ci Sénégal nguuru Abdou Diouf nguuru Abdoulaye Wade. loolu mooy wane ne ministre des finances premier ministre ak président bi seeni pexe jeex na amatul benn dërëm réew mi dërëm amatu fi. comme réew mi amatul xaalis nag na ngeen xam ne bu ñu daggee seen salaire ci weer yi di ñëw wala leneen xewaat ci réew mi ñoom dañoo mënatul a am benn dërëm parce que xaalis bi nekkoon ci réew mi inauguré nañ ko def nañ ko ci seeni projet yi ngir bëgg gaaw woon Sénégalais yi ne ñi ngi liggéey. yéen waa Sénégal gëstuwaat leen ñii yéen waa Sénégal nekkuñu fii di rêver. rétablir la vérité moo nu tax a jóg parce que ñii dañuy nax il faut ngeen xam ne nguuru Macky Sall nguuru naxaate la nguur la goo xam ne duñu wax dëgg askan bi amaluñu njariñ askan bi. aéroport bee ñu inauguré barki Dembo Ndiaye mais aéroport bi dégg naa ko mu ne woy le président l'a créé j'ai redressé et puis terminé xoolal loolu mooy lan le président a créé j'ai redressé puis terminé c'est quoi ça. yow doo gërëm rek doo wax rek sa mbaax waaye loolu wàññiwul ci sa mbaax dara yow doo wax ne président Wade tàmbali na ko ba 70% man yeggale naa ko mais j'ai redressé ça sous-entend que ni amoon na ay njaaxum montage financier yi ci Sénégal yépp ay njaaxum la TER bi montage financier ba njaaxum la ay scandale la autoroute bii Ila Touba montage financier bi scandale la keneen j'ai redressé. gis ngeen nit ñi nañ gore Abdoulaye Wade bu dul dara sax war nañ koo sant gërëm ko may wax ñu woykat yi ak fecckat yi nekk fee di taaxuraan ci kanam ci aéroport bi ngir xaalis ñoo ñàkk valeur. na ngeen xam ne woykat yooyu di woy foofu ak a taaxuraan ak a fecc ak ñooñu ñooñu amuñu benn valeur bu leen jox di valeur duñu ay gor xaalis la ñuy ut neexal Macky Sall ngir seeni poos duun moo leen tax a jóg. mais du askan wi lu ñuy triomphé wu ci aéroport boo demee Europe réew yi ay 50 départements yoo xamante ñëpp am nañuy aéroport yow nga am benn aéroport di yuuxu looy yuuxu. Macky Sall dañ koo fay jox ko 10 milliards fonds politique jox ko budget président 75 milliards jox ko ay oto jox ko carburant bu doy di ko garder guddeeg bëccëg pour mu defar réew mi. waa dem nañ lebi ab xaalis ñëw yeggale aéroport bu Ablaye Wade defoon mais lan lañ ciy glorifié wu di ci gundaandaat noonu. Blaise Diagne mi ñu tuddee aéroport bi Blaise Diagne mais Blaise Diagne turum ku mag la ci Sénégal premier député. Blaise Diagne du nee nañ moo daan jox sëñ Bamba ay këyit ak lankar. Omar Bongo fekkee ko démb dëgg la mais xanaa waroon nañoo glorifier sax turu suñu kilifa yooyu wax relation ba Blaise Diagne amoon parce que dara la c'est pas un hasard que Omar Ali Bongo ñëw ba pare tey aéroport bi ñu tuddee ko Blaise Diagne c'est vrai na ko doon wax c'est vrai mais loolu du ma ci sori mais li ma bëgg a wax mooy Sénégal tollatul foo xam ne dañ ñuy manipuler il faut pas que ñu leen di manipuler loo ay woykat yow fan su woykat bi nga doon bu mu tax nga jàpp ne woykat boobu mën naa am lenn lu mu influencer ci sa vie mën na laa woyal nag nga déglu ko mbër mi fan sam bi nga doon bu mu tax nga yaakaar ne mbër mi mën naa influencer dara ci sa vie yaa koy defaral sa bopp yaa koy xeexal sa bopp bul topp Youssou Ndour bul topp am mbër bul topp ab football kat seetal sa avenir u réew sa avenir fi mu jëm nga xalaat am nga xel doo dof
nga xool ndax ñii fi ñu ko jëmee baax na wala déet mais buñ leen sëlëm di leen indil ay woykat ngeen di woy ñu naan Sénégal 150 000 personnes 150 000 chômeurs ñoom ñoo demoon di seetaani kon te c'est pas vrai 150 000 personnes dañoo nekk ci aéroport bi c'est pas vrai du ñu wax dëgg nit ñi Sénégal wax dëgg moo fi jeex wax dëgg moo fi jeex Sénégal ñëpp dañuy kàcc ñi ñu jiite réew mi ñi ñu jiite dañuy xëy di kàcc suba ba ngoon li ñuy wax dara du ci am dañuy inventé seeni wax ngir sëlëm nit ñi loolu nag waruñu ko nangu waruñu nangu loolu waruñu seetaan suñu réew mi benn nit wala benn famille constitution Sénégal moo njëkk a tere nga jël sa njaboot wala sa famille nga dugal leen ci sa état bi ni muy doxe waaw président Macky Sall jëlul njabootam gépp def leen ci jëlul njabootu jabaram gépp def leen ci falul ñu ko neex di doxale nu ko neex ci réew mi mais bisam a ngi ñëw bisam nag mooy 2019 waaw maa ngi leen di ziar yéen ñëpp Arona Sidia mon ami Modou Tall ah Bouba Sall Arona Niang maa ngi lay bëggee maa ngi wax ne Macky Sall na yam 2019 maa ngi leen koy ñaan yéen ñëpp maa ngi leen di ñaan ngeen partager vidéo yi pour askanu Sénégal xam ne l'objectif principal mooy Macky Sall du am deuxième mandat mooy Macky Sall jóge fi 2019 ñu auditer leen te dinañ leen auditer nag loolu nañ ko xam dinañ leen auditer mënuñoo rëcc niñ auditer Karim Wade niñ auditer ñoom niñ jàppee nii Khalifa Sall niñ jàppee ñeneen ñoom it noonu lañ leen di jàppee parce que alal li Sénégal ñoom gënuñu leen Macky Sall dafa gën Karim Wade Macky Sall dafa gën Khalifa Sall Macky Sall dafa gën Assane Diouf non non gënu ko bu paree dinañ ko auditer mook njabootam ak fameem dinañ leen laaj fan lañ dugal alali Sénégal ji dinañ leen ko laaj mënuñu nag seetaan ñun toog ci réew mi wala yéen waa diaspora bi ngeen toog di xool ñu leen di nax di génne ay aéroport di leen nax di génne ay TER di leen nax montage financier yoo xam ne ay milliards la yoo xam ne xamuloo nu mu demee di leen nax Sénégal nag toujours mas na am ay doom yu am joma bu leen ko fàtte commissaire Keïta bu leen fàtte ne borom jom la woon commissaire Keïta bu OCRTIS da ngeen koo fàtte Nafi Ngom Keïta da ngeen koo fàtte bu OFNAC colonel Ndaw da ngeen koo fàtte Ousmane Sonko mi ngi nii mais ñii ñëpp dañoo sacrifier seen vie ngir Sénégal Bassirou Faye moomu ñu rey te joxeeguñ ba léegi ki ko rey di def nii dafa joxe vie am pour Sénégal bu leen ko fàtte commissaire Keïta lan la fi waxoon fii ci Sénégal commissaire Keïta moo ne woon moo accusé commissaire Keïta commissaire de police accusé moroomu commissaire am ci Sénébar fii ci Sénégal la amee ñu dàq ko daan ne waa dafa génn secret colonel Ndaw dénoncé moom moo nekkoon haut commandant en second dénoncé hiérarchie am ka ko chef ci corruption ñu dàq ko mettre ko aux arrêts 60 jours dàq ko da ngeen koo fàtte Nafi Ngom Keïta moo fi jóg di dem Londres dem États-Unis di enquête ci Aliou Sall ci alali Sénégal Petro-Tim ak pétrole Sénégal bi ñu wàcce ko dàq ko Ousmane Sonko jóg génne ne transaction bi ñu def ci Petro-Tim 300 milliards yi waroon nañ cee fay impôt 90 milliards ñu dàq ko waaye lii du ay gént mbokk yi lii du ay gént ji lii du ay gént inventé wu ma ko moo am ci Sénégal inventé wu ma ko lu am la waaw doomi Sénégal yi sacrifier seen vie nag ñu leen di dàq ak a toroxal te ñuy wax dëgg rek tax leen jóg yéen waa Sénégal yéen a leen war a jàppale yéen ñii nuy seetaan yéen a war a leen yéen a leen war a jàppale yéen a leen war a may doole ngir xeex bu ñuy xeex ngir ni ngeen gëmee dëgg mën a am ci Sénégal mais bu nu seetaanee ñun gaa ñii ñu bàyyee leen réew mi ñuy def lu leen neex ñun dinañu toroxaale suñu njaboot te waruñu ko nangu ndax ëpp lu ñu fi dara ëppale wuñu dara Macky Sall ëppale wuñu dara Macky Sall gënuñu ndey gënuñu bàyyi kon lan moo waral ñun ñu war a mën a seetaan ñoom ñi dina toroxal di def lu leen neex ci réew mi ñun ñu toog di koy xool parce que nekk nañ population bu passive nekk nañ population bu dal gi nu dal nag bu taxee ñoom ñu yaakaar ne dañ leen a seetaanuñu leen kon yéen waa Sénégal maa ngi jóg di leen ñaan Macky Sall nañ ko dégager 2019 woo ko moom njabootam ñu enquête leen ñu seet ni ñuy yore alali Sénégal parce que jot nañu changer système politique gu Sénégal mbokk yi système politique bi moo pourri
système politique gu Sénégal moo yàqu ba président bi di buur di bummi. xool leen Amadou Mokhtar Mbow da ngeen koo fàtte Amadou Mokhtar Mbow mais Amadou Mokhtar Mbow magam 90 ans la dem réfléchir ci nu Sénégal nu mu war a tëdde ñëw jox ko mu ne ko laajuma la woon lii parce que wax na ko ne ko séparation des pouvoirs dafa war a am parce que wax na Macky Sall ne ko Haut Conseil de la magistrature suprême dafa war a da nga ci war a génn waratuloo ko jiite war nañ bàyyi magistrat yi ñuy atte Sénégal nag na ngeen xam ne système politique bi tant que changé wuñu ko duñu dem fenn Macky Sall lu ko neex lay def di gundaa ndaat ci alali Sénégal ji mënuñu nag continuer ci loolu ñun di koy seetaan Sénégal nag am nay doomam yoo xam ne ba suñ yonee lay tey fii léegi ilaa yombi diini dinañ taxaw di ko xeexal parce que mënuñu leen bàyyi noonu ñu ñuy toroxal bés bu set ndax yaakaaruñu ñaar dërëmu Malick Macky Sall seeni ministre na ngeen xam ne milliards yi ñu yor danañ ko auditer danañ leen saytu parce que mënuñu yor alali Sénégal gi di ko noncé ministre bërki Dembo Ndiaye ngay yor yi kër yi 1 milliard kër yi 500 millions di dawali oto yor ay villa bitim réew danañ ko topp danañ leen enquête buñ leen jàppee danañ leen banque ci kaso bi objectif principal bi mbokk yi mooy Macky Sall dégagé 2019 loolu bëggoon naa leen ko wax avant may jàll ci njaareem ndaxte bëgg naa ci appesantir trop tey li may njëkk a wax nag vraiment ci Diourbel mooy d'abord tribunalu Diourbel bi am na sama benn waay bu ma woo tey sax di ma ko fàttali tey ci suba xam ngeen ne tribunalu Diourbel depuis 2019 depuis 2012 depuis 7 ans ngi nii 7 ans avant 2012 ba tey tribunal bu inondé ba tey dañoo loué Diourbel laa wax na ngeen xam ne tribunal ba dañoo loué amuñu fu nu nekk ñaaw na lool ci ministère de la justice nga yor dëkk mu mel ni Njaareem amut ab tribunal bay luye ak kër gu muy attee loolu ñaaw na trop suñu benn mbokk baame ba doon na ma ko fàttali tey maa ngi leen koy fàttali di wax ne Njaareem moo gën a torox ci Sénégal képp ku taxaw nga wax ne Njaareem Macky Sall li mu diggoon def na waxuloo dëgg c'est pas vrai man en tant que conseiller municipal maa ko wax man je suis conseiller municipal di acteur politique ci Njaareem nekkoon candidat en 2014 képp ku taxaw mu ne Njaareem Macky Sall li mu waxoon def na fi du dëgg Macky Sall ñaar dërëm mu Mali defe ko Njaareem ñaar dërëm amalul Njaareem benn njariñ situation Diourbel baa ngi nii promesse yi mu fi waxoon def fi dara ñun lan la ñuy doyee ay place publique bu nu toog Njaareem amul liggéey usine baa ngi nii ñu waxoon ne Sonacos ne dañ koy recapitaliser ba fii ñuy wax ak yéen recapitaliser wuñu ko defuñ ci dara ñu taxaw naan Macky Sall lim diggee woon def na ko du dëgg amut man maa ko wax en tant que conseiller municipal dëkk ci Njaareem gii nag bés bu set maa ngi fi dafa yeewoo ñoom ñooñu nekk mouvance présidentielle gisu leen fi ña nga Ndakaaru tëddi noos ña nga Ndakaaru man maa ngi nii Njaareem ñoom ña nga Ndakaaru tëddi noos taxaw naan président Macky Sall ci assemblée nationale du Sénégal li nga waxoon Njaareem def nga ko du dëgg amut man maa ngi nii gisuma ko je vous parle à l'instant T li may wax mi ngi nii Njaareem amul électrification bu baax Njaareem ay lampe sax amu ko Njaareem mbalit maa ngi nii di patauger ci mbedd mi Njaareem boo demee kër gu ma xurwa salte baa nga fa revitalisation des vallées fossiles boobu ñuy wax zone boobu nga xamante ne bii ndox dafa jaaroon mais salte baa nga fa nit ñaa ngi feebar di patauger ci paludisme yi jaan yaa ngi génn ci bassin yi mais nit ñu taxaw naan Njaareem non attends man dama yaakaar ne gars yi dañuy délirer quoi gars yi ku ci yor sànqalu Macky Sall daal da ngay taxaw di ko gundaandaatal ñii ñoo ma rusloo sax man dama rus laa wax nekk doomu Njaareem yéen ñooñu ngi tey yéen ñi nekk ci mouvance yéen ñëpp laa wax bàyyiwuma ci kenn yéen ñi ànd ak Macky Sall amalu leen Njaareem benn njariñ laa wax kër sax amuñu ko fi na ngeen ko xam na ngeen xam ne gaa ñooñu tey ànd ak Macky Sall amuñu kër Njaareem seen kër yi bàyyi wala seen kër yi nijaay lañ yor tabaxuñ fi seen kër ña ngi ko tabax Ndakaaru seeni oto sax deekaa la investiruñ fi ñaar dërëmu Mali grand bii tey Sidi Gissé Diop mii de bu ma nee doomi Njaareem la bëgg na Njaareem ma gëm ko ndax investir na def na fi usine glace jël na ay booy ci entreprise am di leen yóbbu ñu liggéey ci aéroport bee Blaise Diagne jël na yeneen i booy yóbbu leen Tanzanie ña nga fa di liggéey mais kooku bëgg na Njaareem
man mii di wax ak yéen investir naa sama 100 millions de francs njaareem ñoom ñii tey ci mouvance bi ñoom ñëpp laa wax kenn mënu ko cee wax. kenn ci ñoom mënu ko cee wax du dëgg kenn ci ñoom man boo ñëwee ma ne li ma investir moo ngi nii yow mi taxaw di laaj man mii di wax lu ma def boo ñëwee njaareem nga gis lu ma def. ñoom ñooñu tey taxaw di ragal Macky Sall ginnaawam ñaar dërëmu Mali defuñu ko ci njaareem kenn ci ñoom maa leen défier nañ taxaw ne la investir naa 1 million de francs Diourbel du dëgg. kon nañ bàyyi di toroxal seen dëkk yi nañu bàyyi Macky Sall fal leen i directeur wala député yi maire ak i nangam ñuy toroxal seen askan. njaareem ku fi taxaw wax ne Macky Sall li mu waxoon def na ko du dëgg amut ñaar dërëm defu ko fi nit ñaa ngi bëgg a dee. mbedd mi yëpp ay mbaam xuux la ay jaam yow maire bi liggéeyu leen dara ngeen taxaw naan Macky Sall li mu waxoon defu fi dara na ngeen ko xam yéen waa diaspora bi yéen waa njaareem na ngeen ko xam. marché Ndoumbé Diop baa ngi nii lakk plus de 1 milliard yàqu fa 1 milliard ministre bi ba mu ñëwee lu mu fi diggee woon dans 4 mois dinañ ko defar dara defuñu ko fi waxuñu dëgg mi ngi nii marché baa nga ne dem leen démb laa fa mujj dara defaruñu ko fa. ñu taxaw di ñëw di sambay mbaani man 2 millions ak 2000 litres carburant taxut may jaay sama ngor man duma jaay sama ngor ci 2 millions ak 2000 litres carburant kenn jaraluma ko man kum neex nag bu Macky Sall yore sa sànqal bu la neexee nga wax ñu ne Aminata Tall lan la def njaareem Aminata Tall corbillard la may mbaa njaareem bu ngeen demee corbillard bi sax baaxul ma nga ne paan dem leen ngeen deewi 10 ans nga nekk ko maire defoo fi dara nga taxaw naan Aminata Tall projet route baa nga ne ñu tàmbali sotti xeer yi xonq ba mu neex leen jël matériel yooyu yóbbu ko Gossas kër ban Abdallah Dionne mais ñun njaareem lan def Macky Sall ñun waa njaareem yow Macky Sall ñun lan la def dan laat ñun lan la def yow Macky Sall ñun lan def Macky Sall ba Macky Sall mënuñoo defal ñaar dërëmu Mali ñun lan lañ defal Macky Sall lan la dañ koo bañ wala qu'est-ce qu'il y a ñu naan jabaram fii la jànge jabaram bi fi jàngee tamit amu fi benn njariñ ñun suñu yoon nekku ci ñun fii la ñu dëkk nag suñuy bàyyi fi la ñu dëkk suñuy nday suñuy lépp fi la ñuy dee amul kenn kuñ ci faale ci ñoom ragaluñu leen xaaruñu leen ci dara te ku ma taseel ci mbedd mi di nga xam ne man ragaluma la xaaruma la ci dara te maa ngi fii njaareem jàkkaarloog yéen mënuñoo toog continuer di seetaan Diourbel ñu koy toroxal marché Ndoumbé Diop baa nga ne li ngeen fi waxoon dara amu ci c'est pas vrai nga ñemee taxaw naan Macky Sall li mu waxoon def na ko ministre am baa ngi ni def fi kàcc yu leer nañ ñeenti weer la waxoon ne dinañ defar marché bi marché Ndoumbé Diop baa nga ne nit ñi amuñu fu nu toog naaj waa ngi leen di bëgg a rey ñun nag duñu toog di seetaan ñun nag duñu mbajo kenn ñun duñu mbalitu kenn moo xam ne dañuy taxaw di ragal Macky Sall ginnaawam te defu fi dara njaareem sunu njaareem la bàyyu kenn moomu ko ku yaakaar ne sa bàyyi ko moom wala yaa fi ne ba yaakaar ne da ngay taxaw di wax lu neex dañ koy dajji teg fële c'est pas vrai njaareem amul leen fi benn njariñ Aminata Tall bañ na ko ba dem na nee na militeetuma njaareem Aminata Tall bañ na ba taxaw ne militeetuma njaareem ñun ñuy toog di topp di déglu nit ñoo xamante ne bii xaalis la ñuy toppee Macky Sall ñun on s'en fout ñun yaakaaruñu Macky Sall gëmuñu ko bëgguñu ko toppuñu ko doomu aadama la nag njiitu réew mi la lu ko neex na def mais dafay jóge mais nag na xam ne njaareem bu ko defarul dinañ ko defar doomi njaareem yaa ngi fi bu ko defarul njaareem dinañ ko defar wetu mairie baa nga ne ñax maa nga ne yow place publique yaa ngi defar place publique à côté de toi 20 mètres ñeenti junni yoo fay ñu dagg ñax mi rek mënoo ko mbalit maa ngi bëgg a rey nit ñi njaareem amuti làmp foo romb lëndëm la ñu taxaw naan njaareem def nañ ko non démb keroog bu ma ko déggee sama xol dafa jeex sama xol dafa da doon metti njaareem nag am nay doom am nay doom yu ko bëgg yu investir seen xaalis ci dëkk bi nag laa wax maa leen défier ñoom ñi ànd ak Macky Sall nañ ñu wax lan la ñu def njaareem nañ ñu ko wax lu dul ñu fal leen ñu naan bourse familiale ak a jaar ci position yi nga xamante ne bi moom lañ la fal ngay kii benn dërëm laa wax ñoom ñoo ñu ànd ak Macky Sall tey benn dërëm defuñu ko fii ci njaareem maa ngi nii Sonacos baa ngi nii dee amul dara 2500 personnes war faa mën a liggéeyee ñu war koo mën a recapitaliser 2500 doomi njaareem dem fa liggéey ji defuñu fa dara
ñu taxaw di ñu leen naxee ay hôtel naan dinañ leen defaral hôtel ak place publique. hôtel ak place publique ñun moom lañ mérité ñun waa Njaareem hôtel ak place publique la ñu mérité. ñii dañ ñoo yàpp dañ leen a yàpp yéen waa Njaareem dañ leen a yàpp la Macky Sall da leen a yàpp. man nag faalewuma ko yaakaaruma ko dunduma ko waxuma laa sax mbojo yi topp ci moom waxuma ñooñu man Macky Sall la wax yaakaaruma ko waxuma laa ku topp ci ginnaawam nag di ko ragal ginnaawam. bu dee moo yor sama ceeb na ma rey moom Macky bu dee moo yor sama ceeb man na ma rey waaw maa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla feebaruma dara daluma maa ngi leen di nekk. Njaareem gi duñ nangoote kenn jóge fi ñëw taxaw naan Macky Sall waaye Macky Sall dafa amal Njaareem benn njariñ. Macky Sall leen gën a toroxal yéen waa Njaareem nit ñaa ngi ni amuñu lu lekk ngay jël xaalis mi naan xaaral ma joxe bourse familiale pour wax leen ne 25000 yi fekk ci di dox ci maayanu nit ñi quoi fekk nit ku pauvre ngay dox ci maayanam naan ko am juróomi junni yaa ngi ni continuer woteel Macky Sall sinon bu daanoo nga ñàkk ko xool leen jëf ju bon jooju. yéen waa Njaareem jóg leen ngeen defar seen dëkk amu leen ay ndaw ay niti Macky Sall lañ am ñu ne Ndakaaru di ko sàmbay mbayaanal ñooñu nag gëmuñu leen waa Njaareem gëmuñu leen toppuñu leen bu leen leen gëm bu leen leen topp parce que gëmuñu dëkk bi de gëmuñu Njaareem ñi gëm Njaareem ñi ngi jël seen alal di ko investir ci Njaareem di ko fi def même moo xam ñu perte mais def nañ seen alal Njaareem bee boo ñu perte. maa leen défier laa wax yéen maa ko répété waat yéen ñi ànd ak Macky Sall yéen ñëpp laa wax kenn ci yéen mënta taxaw ne investir naa 2 millions Njaareem yéen ñëpp seen alal rawale ngeen ko. amu leen fi kër seeni kër yi baay wala seeni kër yi nijaay ngeen dëkk seeni oto DK moo ca nekk service des mines bu Dakar ngeen di fayee ji seeni vignette ak seen visite technique. mais ban njariñ ngeen amal Njaareem bu élection jotee ngeen daw ñëw di sonal nit ñi ak ay wax bu leen ñu sonal laa wax ak ay wax. gëmuñu leen topp ñu leen te dinañ leen won ne waa Njaareem topp ñu leen waa Njaareem am na yeneen i doomam yu fi ne bëgg nañ lu baax ñi ngi investir ci dëkk bi di créer emploi lu mu néew mu bari te yéen mënu leen ko. pare di taxaw naan président Macky Sall def na nangam président Macky Sall dafa amal Njaareem benn njariñ kenn du ko topp amalul Njaareem njariñ te maa ngi ñaan yéen waa Njaareem ngeen won ko ne ko amu fi njariñ. yéen waa Sénégal jóg leen jóg jot na yéen waa Sénégal jóg jot na waruñu toogati di seetaan de waruñu toog di bàyyi gaañ yi lu leen neex ñu koy def di ñu toroxal de jóg jot na mënuñu continuer di bàyyi président Macky Sall muy def lu ko neex ci réew mi inauguré fi barki dem boo ñëwaat ay rapport ci montage financier yoo xam ne bu ñu ko audité kenn xamul nu mu demee TER bi tey ku ko audité woon tey kenn xamul nu muy demee ku fi audité woon Ila Touba bi kenn xamul nu muy demee ba pare ñu bañ ko wax jël ay nit nag jël ay sëriñ jël ay personne woykat ay mbër ay nangam fay leen taxul nga moom réew mi de jël ay ministre aussi ñu nekk di kasare alalu Sénégal ñu leen di tuddee ay làmb ay bis di organiser ay fête di feetaloo nit ñi alors que réew maa ngi torox taxul ngeen moom Sénégal de moomu leen Sénégal moomu leen nu juru leen ñu jëndu leen ñu gënu leen ñu ndey gënu leen ñu bàyyi te duñ leen seetaan nag ngeen di toroxal askanu Sénégal parce que ëppalewu leen ñu fi dara ëpp leen ñu xam-xam ëpp leen ñu xel ëpp leen ñu fit gënu leen ñu du ci ndey du ci bàyyi am na ci ñoo xam ne sax ñoo leen gën am na ci ñoo xam ne sax waaye yow li ma bëgg a wax daal mooy il faut que mbokku Sénégal des fois booy waxee leen li danga koy waxee ak hargne mais du dara du caaga ne dañoo énervé ni rien du tout ñu ngi tranquille mais des fois nga gis jëfin yu bon yu ñaaw yoo xamante ne bi sa xol day metti parce que mënut a continuer nii ñoo ngi leen di ñaan képp koo xam ne gis na vidéo bi ngir yàlla defal bouton partage rek ñeneen gis ko defal bouton partage ñeneen gis ko pour nit ñi xam li xew ci réew mi nit ñi xam nax yi ñuy nax nit ñi Sénégal a ngi ni yow mënoo fay ay fonctionnaire nga naan Sénégal a ngi émergé fonctionnaire yaa ngi nii weer wii dañoo leen a dagg ay 50 000 ñoom ñëpp ñu taxaw naan réew maa ngi émergé ñii duñ wax nit ñi dëgg duñ wax nit ñi ne Sénégal liquidité amatu fi benn dërëm amu fi
yéen juges yi maa ngi leen di ñaan ak magistrat yi doxal leen ngor. yéen juges yi ak magistrat yi def leen ngor ëllëg si biir yàlla dina leen ko laaj yàlla dina leen atte yéen tamit kon atte leen ci dëgg atte leen ngor atte leen ci jub ngir réew mi baax c'est avenir u Sénégal dafa nekk ci seen ay loxo warul leen ko hypothéquer pour le plaisir d'un ministre de la justice ou bien pour le plaisir d'un président de la République quel que soit Alpha waaw mënuñu continuer ci loolu man nag du yéen a may ébranler man fay nit 5000 mu may saaga wala fay nit xaalis mu ñëw ray ma amul problème man boo ma dóoree bal ma dee tamit nit ñi nañ fi jaare xam ne rek Sénégal am na ñu toogoon di dénoncer am na ñu toogoon gëm réew mi bëgg réew mi ñun sàmbay mbayaanuñu leen ñaanuñ leen dërëm yàlla moo yor jaam ñi il faut que nit ñi dem ba xam ne yàlla moo yor yow li ngay lekk liy dugg ci sa biir bi suñ borom mi nga xam ne moo xar sa biir bi moo lay jox loo ciy def mais du Macky Sall du ab ministre am du ab député du ab maire du kenn du directeur général buy ñëw fii di lambar yi ak i oto faale wuñu leen il faut que nit ñi xam Macky Sall dafay war a jóge de yéen da ngeen a yaakaar ne Ousmane Sonko bu demee bay sacrifier liggéeyam di taxaw di xeex da ngeen a yaakaar ne c'est zéro Ousmane Sonko bu ko neexoon am salaire 800 millions wala 1 million nekk inspecteur d'État inspecteur des impôts et domaines toog fi mu toog bu neexoon keneen noonu ñiy toog di xeexuñu pour rien bu ñu leen neexoon ñu def ni gaayee waaw dem toog ñu lay fay ngay noos doo wax dara yéen fonctionnaires yi toog nag ne patuus ndax ñu ngi leen di fay lu baax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Sénégal ndax seeni salaire baax na wala poste bi ngeen occupé baax na yéen a ngi toog ne nuus toog te gis lu dul dëgg te dénoncé wu leen ko na ngeen xam ne ay naafeq ngeen te di ngeen torox ba cëgu ndara kam képp koo xamante ne bi yow yaa ngi yor ay fonction ci réewu Sénégal nekk nga xam directeur nga moo xam maire nga moo xam fonctionnaire nga moo xam député nga moo xam koo mënti doon gis Sénégal di torox nga toog fi nga toog ndax niñ lay fay ak carburant ba ak salaire ba tax ngay toroxal Sénégal dinañ la toroxal ba cëgu ndara kam wala bala ngaa dee di nga torox gis nañ fi ñu ne yoroon nañ xaalis ñu bari après dañoo torox yàlla moo yor jaam ñi waaw bugguma guddal nag vraiment tey dañ ne woon rek nañu dugg si ci samedi ji comme niñ koy defee saa su ne jéem leen a leeral jéem a attirer seen attention ci dynastie bii nga xam ne moom la ñuy waaj a teg ci Sénégal attirer seen attention ci dictature rampante bi nga xam ne mooy waaj a ñëw Sénégal attirer seen attention ci sëriñ si ak kilifa yi nga xam ne moom la ñuy jël di leen enveloppé di leen nax attirer seen attention ci leader woykat yi ak mbër yi ñuy jël di leen enveloppé di leen nax di dox ci seen main ñooñu teg leen fële te ngeen jublu ci seen réew ngeen xalaat seen réew ñun nag fi léegi ñi ngi njaareem gi ku fi ñëwati taxaw nga ne njaareem nangam dinañ ko dajji sànni fële waaw parce que du dëgg mënuñoo nekk ci dëkk boo xamante ne bi canicule baa ngi fi seenam ndox baaxul am na problème ndox maa ngi am xorom bu dul jeex am problème éclairage public amul ay route insalubrité bi mbalit maa ngi fi cochon yaa ngi dox guddeeg bëccëg benn yoon amu fi amul liggéey chômage bi jeunes yi ku ci jóg sax yaa ngi rey sa bopp ngir lan ngir wuti ab jakarta boo dawal man temps yi sax jakarta laay dugg jeunes yi ñi ku ci jóg yaa ngi wuti ab jakarta amoo liggéey waaw duñ defar usine bi doomi njaare mi dem liggéeyi ci usine bi duñ defar marché bii nga xamante ne bi mi ngi lakk boobaak léegi milliards yi doomu aadama yi nekk fa amuñu dara ñu leen di nax di leen jënd Aminata Tall maye na 5 millions 5 millions mooy lan gars yi nekk ci marché bi seen 50 millions lakk dañoo faale 5 millions ñii buñ leen nax waay buñ leen nax waaw vraiment ñoo ngi remercier yéen ñëpp yéen participants yi yéen ñi nga xam ne yéen ñuy seetaan di partager lii ñoo ngi leen di sant di leen gërëm parce que lii ngeen di def moo ñuy mën a dimbale mooy tam mën a tax message yu ñuy wax mën a jàll lii ngeen di def di partager mooy mën a tax message yi mën a yegg ci fin fond du Sénégal waa Fongolemi waa Casamance waa Tamba waa Ziguinchor waa Saint-Louis waa Kaolack xam ne doomi Sénégal yaa ngi fi di xeex on n'a pas baissé les bras réewu Sénégal il faut ñu teg ko ci dëgg il faut réewu Sénégal ñu teg ko ci dëgg
kenn du ko teg ci ay kàcc ak topp ak nguur mu lay jox xaalis ngay noos di gundaan ndaat di rey sa askan. ñun waa njaareem duñ ko nangu te képp ku fi wax ne njaareem Macky Sall lam fi waxoon def na ko du dëgg tey du dëgg suba c'est pas vrai, c'est pas vrai. problème mu foncier bi sax war nañ ko xool, problème mu foncier bi sax war nañ ko seetaat. li ñu war a seet ci conseil municipal bi bari na. yow mënuloo dajale 700 millions yu doy yu mat. Diourbel amul benn ressource. ñoom lu mat juróom-ñaari nit wala juróom-ñetti nit jege président bi kenn mënu cee dem ci président bi wala ñemewut a dem ci Macky Sall sax ne ko defaral usine bi. kenn ñemewut a dem ci président bi ne ko Diourbel amul infrastructure. kenn ñemewuloo dem ci président bi sax ne ko Diourbel mbedd ya jaan ya problème bassin de rétention yi amul couverture nit ñaa ngi feebar nit ñaa ngi dee hôpital Lukke baa ngi nii boo fa mënuñu continuer vraiment di seetaan ñu nuy nax mënuñu ko seetaan. waaw maa ngi tuub nag di jéglu ñëpp vraiment bugguma leen yàggal ndax vidéo yi des fois day bëri yàggaay bi ak minutes yi bu baree gaa ñi dañuy seetaan di avancer. kon maa ngi leen di ñaan ngeen di seetaan lépp di ko partager pour nit ñi di gis. il faut que nit ñi di xam situation bi nu nekkee il faut que nit ñi di xam métit bi nu nekkee ñoo ngi leen koy ñaan de defu leen ko ngir man partager gi ngeen di partager wu leen ko ngir man da ngeen ko partager ngir seen askan. da ngeen ko partager ngir li may wax ngeen jàpp ne li may wax dëgg la ngeen partager ko ngir dëgg googu mën a tas. dëggu yàlla la dëgg gi yàlla moo ko moom partager leen ko ngir dëggu yàlla gi gën a tas. ñu jële fi Macky Sall 2019 jële fi ñii di wax naan Macky Sall def na dara waa Njaareem ngeen takku ñu dàq leen 2019 jële leen fi. waaw vraiment lii rek laa amoon vraiment tey lu may wax maa ngi leen di tuubal yéen ñëpp di jégalu di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi incha allah ba fan yi di ñëw ndaxte bëgguma wax lu bari kañ la ñuy wax ndax dañuy saboter affaire yi ADI ku ci nekk xam ne ñoom ñoo ko moom. waaw ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen bëggee di bëggee grand Serigne Mbaye sama grand Souleymane ñi ngi lay bëggee sëtu Saloum ñi ngi lay bëggee doomu yaayam. waaw ñoo ngi kontaan ci yéen ñëpp waaw di leen sant di leen gërëm di ñaan suñu borom defal leen tawféex di ñaan ñuy jàllale message yu jële fi Macky Sall. waaw nañ ko fi jële mooy message bi le principal combat mooy Macky Sall jóge fi. waaw yàlla nañu yàlla defal tawféex ba Macky Sall jóge fi yàlla na ko fi yàlla jële parce que yorub Sénégal te Sénégal yoon bi mu tege mooy yoon boo xam ne ëllëg si biir doomam wala ay mbokkam wala ay xaritam la fiy teg pour ñu couvriral ko ginnaawam parce que xam na ne dinañ ko auditer. waaw ñoo ngi leen di jégalu yéen ñëpp nag waaw vraiment di ñaan suñu borom defal nu tawféex di ñaan yàlla jégal nu di ñaan yàlla may nu ndam ci lu ñuy ut di ñaan suñu borom musal ñu ci saytaane di leen ñaan yéen ñi ngeen jàpp dëgg rek mooy mujj jàpp leen dëgg mooy mujj te vérité kenn moomu ko yàlla moo ko moom sëriñ moomu ko président moomu ko yàlla mooy joxe ndam yàlla mooy fal loolu nañ ko def ci suñu bopp yi dub sëriñ mooy fal kenn yàllaay fale ku leen wax ne mën naa fal diw wala mën naa daane diw du dëgg yàllaay fale yàllaay daanele yàlla moo yor jaam ñi te man moom laa yaakaar ak Seexul Xadim ñi ñooy sama wasila sëñ Sidi Mokhtar mi xalif général ak sama sëriñ bàyyiwuma leen fenn dinaa leen jox cër dinaa leen topp dinaa topp man xalif général bi ma yaakaar ndax munu ma ne ci kii laa jébbalu ba noppi di ko doye dal déedéet dinaa topp ci xalif général dinaa topp tamit ci sëriñ bi ma jébbalu àddina ak alaxira parce que ñooñu gëm naa seen iman gëm naa seen islam gëm naa seen ihsaan parce que ci laa leen gis ñeneen ñi nga xam ne nag àddina bii la ñuy ut ba noppi di leen jéem a imposer ak di la napp bul ko faale mënut ci yow ñaar dërëmu Mali mënu ko ci yow yàlla moo yor jaam ñi yàlla moo yor jaam ñi de yàlla moo yor sunu ceeb man Macky Sall yorut sama ceeb te yaakaaruma ko te yàlla bu may ko jox yaakaaruma ko waaw jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di bàyyi incha allah ba fan yii di ñëw bu soobee yàlla ci yeneen i waxtaan ñoo ngi kontaan ci yéen ñëpp wallaahi yéen ñëpp ñu ni seetaan kontaan nañ ci yéen bëgg nañ ci yéen waaw ndaxte waxtaan bi li ñu ci amal solo rek mooy nit ñi comprendre lu ñuy wax nit ñi dégg lu ñuy wax maîtriser ko
mu bañ a doon ci loo xam ne ay saaga la ak ay yooyu vraiment waaw. di wax it ne Assane Diouf nañ ko jégal parce que man ànduma ca saaga ya dama koo contre waaw yàgg naa ko wax it du ma bett buñ ko dencee ci kaso bi ne mais nañ ko jégal Serigne Bass bu fekkee moom am na ci intervention maa ngi koy ñaan ñu jégal ko nañ ko jégal parce que image yu Sénégal dafa am lu mu ciy joué loolu dinaa leen ko wax tuuti avant may tëj. président Sall Assane Diouf saaga na ko tëju ko de procureur bii tey Assane Diouf saaga na ko tëju ko woon de saaga na sëriñ su bari ñu ci baree bari mais bu warul nekk ne dendale na ay saaga sëriñ Bass xam nga enjeu yi fu mu nekk waa Amérique ak waa Europe dañuy daal di jàpp ne voilà chefs religieux yi ñoom ñooy conditionné ñi ngi noonu di utiliser réew ma ils sont des dictateurs man bugguma ñu jàppe suñu kilifa diine yi comme ay dictateurs moo tax Assane Diouf maa ngi leen di ñaan nañ ko bax du moom moo fi njëkk a saaga ñi fi saaga bari nañ ñu baal leen ñi ngi gundaandaat yor ay fonction Moustapha Cissé Lo mi ngi fi waaw mi ngi fii di gundaandaat te saaga na fi ñëpp dégg ko Jules Diop saaga na fi Yakham Mbaye saaga na fi Moustapha Niasse yor na fi di xeex saaga na fi Moustapha Niasse président assemblée nationale saaga na fi ay Latif Coulibaly yu yaree di ko yi ñooñu rek ñoo ne ci nguur gi te ñooñu ñëpp léegi ñuy gundaandaat kon Assane Diouf nañ ko bàyyi jarul ñu koy détenir di ko tëj noonu jaru ko waaw saaga nañ fi sëriñ bu ne te après dañoo baale rek coow lu jeex kon nañ daan def rek mais di tëj nit nii pour jéem a kii non non mënuñu museler kenn gémmiñu nit ñi mënuñu leen museler waaw mënuñu leen tëj gémmiñu nit ñi mënul lekk waaw maa ngi leen di ñaan ngeen jàppale ñi nga xamante ni dañoo jóg ngir wax ngir askan wi waxuma nag ñiy saaga de ay boy yu nekk ay Suisse ak kooku bu leen ñu leen déglu dof yooyu bu leen déglu s'il vous plaît man du ma wax déglu ñooñu du ma leen seetaan ñii saaga naan dañuy di yore ay bon di tux di naan whisky di saaga sëriñ seeg ñooñu bu leen déglu ñun li ñuy wax xam-xam la xel la xalaat la gis-gis la ci réew mi ñëw ñu nag ñoo yor monopole vérité mais dinañu ñaan yàlla fexe saa su ne dëgg la ñuy wax ñoo ngi ñaan suñu borom muy def ci seen xel toujours di ñu xiir ñuy wax dëgg ngir askanu Sénégal ñoo ngi ñaan ngeen bàyyi ñooñu xel bàyyi leen xel ay Pape Alé Niang bàyyi leen xel ay Ousmane Sonko bàyyi leen xel ay ñeneen doomi Sénégal yoo xam ne ñu ngi fi ci réew mi di wax lu baax di wax dëgg ba pare te kenn jaayu ci seen ngor bàyyi leen xel waaw ñoo ngi leen di tuubal yéen ñëpp di leen jégalu waaw incha allah ba beneen yoon waaw ñoo ngi ziar ñëpp di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex sans di su daara yi nii jërë ngeen jëf jërëjëf jaajëf Fatou Diaw waaw bye El Hadj waaw jaageen jëf ñu ngi leen di ziar jaageen jëf